le maire Sitor Ndour. mbir mi Sitor Ndour la. monsieur le maire Sitor Ndour. surtout Megan Ndour. muy borom nag muy borom meew. mbir mi Sitor Ndour la. monsieur le maire Sitor Ndour. yow xale bi soo xëyee nee na law la ca Sitor Ndour séeréer la Sitor Ndour séeréer la góor yi ay sutuli kuy sa yaay na ay sut Senghor ay merga Sitor woo naa la Sitor Gario. moom candidat bu coalition Jàmmi Sénégal Sitor Ndour amaloon nag ab caravane bu mag a mag ànd ci ak boole militant wam fii nii ci commune bu Fatick. caravane bi nag daanaka lu tolloog fukki oto ak juróom rek ñoo nag bootu ci ginnaawam rawatina ak mbooloo bu takku bu ko topp. Sitor Ndour nag moom yam jógee fi nga xamante ni moo di Njanjaay daal dina jaare région médicale utali fi nga xamante ni moo di marché central bu Fatick daal di romb fi nga xamante ni moo di place publique bu Berge du Sine dugg quartier bi nga xamante ni mooy quartier bu Ndug ab mbooloo bu takku tamit taxaw fa direct di ko xaar yamu jógee nag ci quartier bu Ndug daal dina wàcc si fi nga xamante ni moo di Darel romb kër njiitu réew mi Macky Sall daal di wàccaat fi nga xamante ni moo di quartier bu Pëlga dugg si fi nga xamante ni moo di quartier bu jëm ca mairie ba ñim ñëwee nag ba ci mairie ba daal dinañ fa rek taxaw boole militant bu Sitor Ndour daal di ko naan Sitor affaire bi yow la yañ jógee nag foofu ca mairie ba daal dinañ romb boulevard ba rek daal see ci HLM route de Dakar ak fi nga xamante ni moo di cité émetteur wéyal nag li nga xamante ni moo di caravane bi ci biir Daaru Salaam ak Logandem yañ jógee nag fi nga xamante ni moo di Logandem nag daal dina rek mujjee fi nga xamante ni moo nekkoon point de départ am. ba mu wéyalee nag li nga xamante ne moo di caravanam ba noppi Sitor Ndour daal dina rek jàkkaarloo ak boole militant wam yëkkati fa yile kàddu di rafetlu seen ànd bi ñu ànd ak moom daal di ko rek gunge te mu ngi ñaan yàlla rek ànd bi nga xamante ne moom lañ àndoon ak moom ci caravane bi ñu àndaat kooku moom le soir du 23 janvier incha allah fële na mairie ba. Sitor Ndour nag daal dina rek tamit di xamle mbooloo mi ne ñaari jours yi nga xamante ni moo ko desee ci campagne bi dina rek daal di wëyal li nga xamante ni ñoo di ay activité am commencé ko ca Escale daal di ko jeexale fi nga xamante ni moo di Njanjaay kam saate. yoon wi sori na yàgg na te kenn xadiwul kenn dogul ñëpp a dox loolu détermination moo ko wane. dama ne leen mbir mi Sitor Ndour la monsieur le maire Sitor Ndour maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen di sant bàyyi ma jox bi monsieur le maire moo parole bi. mbooloo mi jërë ngeen jëf daa mel ni nag ci mbaaxu suñu borom mbir mi leer na. nee naa leen tey jii ku doon jiixi jaaxa Fatick ci kan mooy gagné deñ na leer na nañ. ma bëgg leen ñaan ñu mottali liggéey bi. mottali liggéey bi mooy ni ñu mobiliser woo tey ñu mobiliser woo nu ko ëpp dimanche 23 janvier 2022.
dama bëgg dimanche ci waxtu wi ñu occuper mbedd Fatick yi di jubilé suñu borom mën na ko yomb na ko te daa mel ni defal nañu ko maa ngi gërëm non seulement ñi nga xam ne ñoo dox di gërëm ñi dugg ci oto yi waaye di gërëm sama mbokk yi nga xam ne am na fu ñu féete woon pour saytaane bañ a dugg ci mbir mi. Impression bi ma am c'est conforme dafa conforme ak objectif yi puisque en fait caravane bi dama ko defoon pour def en réalité une démonstration de force dama def sama meeting d'ouverture ci arène Njaanjaay bi gars yi ne woon arène Njaanjaay bi lamb ak chasse traditionnelle bu joobay rek moo ko mën a feesal en réalité ñaari événement yooyu ñoo ko doon feesal politiquement donc je m'étais engagé dama engagé woon pour organiser foofu sama meeting d'ouverture mais gis ngeen ne alhamdulilah fees na ba débordé tey jii nag beneen démonstration de force bi ma bëggoon a def dama ko déjee woon ñi nga xam ne ñëwuñu woon ci meeting bi te doon laam-laame sama doole ak sama kàttan en tant que candidat à la mairie de Fatick moo tax tey jii samay xarit samay àndandoo lépp lu ñu yor ci oto génn na Jakarta dëkk bi génn nañu tata yi disponible loon ci dëkk bi jël naa leen ba ñu renforcer ak ay bus yoo xam ne ñu ngi stationné woon à la gare routière puisque affluence bi moo tolloon noonu mu bëri woon ay jigéen ak ay mag ñoo xam ne mënuñu woon def trajet bi pendant 3 heures de caravane on était obligé donc ñu dugal leen ci transport en commun yi pour jeunes yi nga xam ne dañu valide à peu près 1 millier de jeunes daal di jalonné encadré caravane bi yóbbu ko jusqu'au terme donc loolu moo fi jot a xew tey jii waa Fatick gis nañu ku doon laam-laame ban candidat moo ëpp doole tey jii leer na ñi nga xam ne aussi dañ doon jiixi jaaxa bay laaj Sitor Ndour mi buñ ko votalee est-ce que dina gagner ñooñu tey dina ñeme affiché wu sama côté pour ñëw jàppale ma puisque nag bi ñu defee caravane bi ba pare mbir mi daa leer waa Fatick ñoo jóg ñoo ma gunge mbedd Fatick yëpp fees ñu manifester ne incha allahu rabi dimanche bii di ñëw man la ñuy sànni. gis ngeen ne non seulement population yi génn nañu ñoom ñëpp taxaw seen buntu kër di ma gàttandu di ma saluer ñu leen di jox sama bulletin de vote pour ñu mën koo ràññee bu baax mais bu ngeen seetloo bu baax ci trajet bi ay notable yu bëri ay kilifa ay notable génn nañ ñëw yëngal ba mu saf pour wone ne ñoom ak ngem ñoo nekk sama ginnaaw gis nañ sax benn dame boo xam ne mook njabootam dañ doon reer mais seen danku cere la ñu génn ci mbedd mi donc loolu li mu wone mooy engouement li mu wone mooy confiance kóolute li mu wone mooy yàkkamti changement bi nga xam ne waa Fatick dañ ko yàkkamti. bi mooy doon sa dernière sortie j'espère. dese naa ñaari meeting suba la quartier Escale moo ay meeting et meeting de clôture bi ñu ngi koy defee ci benn quartier bu ñuy woowe Kamsaate.